jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës Amath Dansokho rob nañu ko ca sëgu Caaka Njaay nekk ca diwaanu ndax mbooloo mu takku nag gunge ko ca këram gu mujj googee beneen ponk ci biir xibaar yi gannaaw nag li mu wax ci gracier Khalifa Sall lu mën a doon la am déet président Macky Sall yëkkati ay kàddu dénk ko suñuy naataango yu rajo France Internationale di RFI lam ca xamle nag mooy saa yu ko soobee daal dana def lu ni mel loolee nag mi ngi aju rek ci mu mën koo def kàddu yooyu nag mu bari lool ñu ko daal di kon naqarlu bokk na ci xalifiste yi ñu jàpp nag ne kàddu la yoo xamante ne nii teguwul ci yoon muy nag Abdou Diallo coordonnateur bu Front citoyen pour la libération de Khalifa Sall ak Aminata Diallo mi nga xamante ne nag moom moo daal di jiite kon mouvement boobee ñu duppee fal Khalifa li ñuy sàkku rek mooy nañu bàyyi seen Khalifa Sall moomee meewaan nekk ca département bu Tivaouane askan wa nag ña ngay sàkku rek ñu daal di goudronné seen tali boobee commune la boo xamante ne juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci dëkk nag la daal di boole ñu amal nag ndaje mu yaatu ca place publique bu meewaan mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu fam fàccee xibaar yi. laata ñuy jàll rek ndar ca rob ba dañu koy dooree tey fii ci ndakaaru gannaaw ba ñuy jëlee néewam ca hôpital principal muy Amath Dansokho ay jege ñaale nag ak ñi nga xamante ne ay mbokk lañu ña nga woon foofee nag ñoom ñëpp rek daal di manko indi seere ci kii nag di Amath Dansokho ndax doon na koo xamante ne ni nag ku dëgg la woon ci mbirum xeex ci wàllu politique moom nga xamante ni moom moo jiite woon lii ñu duppee PIT di parti boobee leeral yeeg Mohamed Samb. Amath Dansokho di dëgmal këram gu mujj moom mi nag nekk koo xamante ni si ku yàlla defal jagle la ci wàllu jikko mu ngi dem di bàyyi ci ginnaawam nakar ak tiis. ku xam tonton Amath Dansokho nga xam ne ku baax la tonton Amath Dansokho comme ni ñu koy waxee tubaab bi il est juste benn affaire la may doon wax il me disait que la mort est la chose la plus démocratique. Ce que je peux vous dire, c'est un homme de combat. De conviction. li ma leen mën a wax ci sama waajur bu góor moo di ku gëmoon boppam la nekkoon koo xamante ni si lépp lu doon jëriñ doomu aadama rek daf si daan yëngu amul dara loo xamante ni si mënoon na koo fëkk rawatina lii di taar-taaru àdduna nekkoon nag koo xamante ni si ku bëgg Sénégal te mën naa wax ni sax bu weesoo Sénégal Afrique bi mu bokkoon sax continent bu mu bëggoon et au-delà de son pays le continent africain dans son ensemble. mu nekk nag ku ñu ràññee woon ci wàllu xeex ñeel lii di liberté doomu aadama yi moom mii daan jiite PIT nekk na ko xamante ni si royuwaay la ci woy politique gi. li ma mën a wax daal mooy Sénégal ñàkk na nit ku am maanaa waxuma ko rek parce que dafay jógee de mais dama ko xam dañu nekk Benno Siggil Sénégal en 2012. lu naa fekk te dafa jafe ci réew mi. xam nga loolu dafa manqué souvent sunu réew souvent da ngay bàyyi yenn yi ba mu yàqu alors que soo amee xalaat am ay bëgg-bëgg mën nga fexe. Et à tous les hommes politiques je le dis. ñi nekk ci politique gi nag li ma leen di wax moo di nañu roy bu baax kii di Amath Dansokho ndax nag dund na loo xamante ni si lu jafe la waaye nag génn na ci. Il a été en prison. Amath Dansokho nag ca Ndar la ñu koy denc dëkk bu mag boobu sax di fi nga xamante ni si lu ëpp ci dundam foofu la ko defee. En effet, Amath Dansokho. sama papa moom moo tànnoon Saint-Louis ni nañ ko fa denc Saint-Louis boobu nag nga xamante ni si lu ëpp rek ci wàllu ndawam fa la ko paasee bu musaana tukki sax da nga koy gis ni muy nammee dëkk bi di Saint-Louis. À nos jours, notre père en a toujours eu la nostalgie quand il a vécu ailleurs. patriote bu mag la boo xamante ni si ku bëggoon réewam la moom Amath Dansokho faatoom nag nekk ñàkk gu rëy boo xamante ni si Sénégalais yéeg nañ ko ci seeni xol moom mi nga xamante ni si nag tappal nañ ko raaya gu mag gi di commandeur de l'ordre national du Lion. ma ngoog Amath Dansokho fekk ji ne nag Almaami Matow Fall di xaritam boobee ca diwaanu Ndar mi ngi noppalu nag ca sëk yooyu ñu duppee Caaka Njaay nekk rek ca diwaanu Ndar mbooloo mu takku nag gunge ko ca këram gu mujj googee Ousseynou Diop. Dansokho ma ngay noppaloo léegi ca sëg ja nekk ca Caaka Njaay ñetti waxtu laata muy jot la néew bi egsi ci diwaan Ndar géej ci grande mosquée imam ratib daat koy jullee mbooloo mu takku ànd ak moom yóbbu ko ca këram gu mujj ca Caaka Njaay. fii nag kàddu gi benn la mooy nekkoon na nit koo xamante ni ku fonkoon boppam la waaye tamit di taxaw di xeex ngir askan wi moom boppam. maanaam luñ ci mën a wax ñàkk bu rëy la parce que ñëpp xam nañ ne Amath Dansokho liggéey bu mu liggéey ci Sénégal ci wàllum maanaam démocratie ak wàllum defar social mu nekk lu métti duñ def lu ñaanal ko loolu moo tax sama tur
ak ci turu conseil municipal yëpp ñun dañoo jël décision ni dañ koy def maanaam citoyen d'honneur à titre posthume te lépp lu ci war daañ ci waxtaan ak njabootam pour mën a maanaam def cérémonie boobu neexee yàlla. Dansokho daf ñu daan xalaatal lu bari mais li ci ëpp solo ñu war ko wax rek mooy Amath Dansokho ñett la woon wane engagement la doon wane gëm-gëm la doon wane mais delloo njukkal la doon wane delloo njukkal boobu moom moo tax tey mu ñëw delloo boppam Saint-Louis Ndar aussi delloo ko njukkal bu am solo. doomam bu jigéen bile di ko firndeel ni sax xeex bi nga xamante ni seen waajur moom la sumboon ngir démocratie am ci Sénégal waaye tamit lu salfaañoo ñu tegaat ko ci yoon mu ni loolee ñoom sa la ñuy wéy. Dire à l'ensemble des Sénégalais que je suis avec eux dans cette... Amath Dansokho ku nekk xamoon na ko nit ku dëgg woon la koo xamante ni ku am pas-pas la ca na muy def ak na muy doxalee moo tax ñun ñi nga xamante ni ñoom la fi bàyyi tey jile lay suñu mëbët ak ëmm mooy lépp loo xamante ni moom taxawoon na ci ñu taxaw ca bokk na ci xeex ba mu daan xeex ngir Sénégal am démocratie bu wóor loolu suñu ëmm la te itam sa la ñuy teg suñu tàng. Les Sénégalais et les Sénégalaises. Amath Dansokho léegi ma ngay noppaloo sa wetu ki nga xamante ni mooy xaritam di almaami Mataw Fall doonoon lu mu bëggoon ci bi muy dund fii nag ci diwaanu Ndar gi kàddu gi benn la mooy ku fonkoon boppam la waaye tamit ku amoon pas-pas. ku amoon pas-pas la waaye doonin na koo xamante ni kon dugal na loxoom bu baax a baax ci li indi alternance bu njëkk fii ci Sénégal ba ci ñaareelu alternance seede yooyu nag mu ngi tukkee ci maire bu Ziguinchor di Abdoulaye Baldé ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi. waaw Sénégal ñàkk na defe naa tiis bu rëy la pour Sénégal ñun ñëpp rawatina homme politique yi mais aussi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu si développement Sénégal si développement démocratie parce que Amath Dansokho c'est vrai bu ñu juddoo ba màgg toujours si combat boobu la nekkoon combat démocratie combat jëmale Sénégal si kanam nekkoon nit ku dëggu nit koo xam ne bëggoon na réew mi te nekkoon koo xam ne man ku ma jegewoon la daan naa ko desee si këram. daan na ma xelal ci lu bare loolu koo xam ne aussi tey bu ñu waxee alternance démocratique c'est vrai que parti am c'est un parti de gauche dina amaat ay parti de masse mais tey bu ñu waxee affaire problème alternance démocratique au niveau du Sénégal Amath Dansokho joué na si rôle bu am solo boo gisee rôle boo xam ne joué na ko 2000 d'abord pour accession Abdoulaye Wade à la magistrature suprême je pense que loolu amul benn werante daanaka siège opposition bi ci kër la nekkoon mais aussi naka noonu loolu na def doxalee 2012 bu Macky Sall na lay jël nguur bi tout le processus boo xam ne moo indi nit ñi ba ñu am ak deuxième alternance bi kër Amath Dansokho lañ ko sumb donc mu nekkoon aussi fédérateur ci biir classe politique bi amoon ay xarit partout donc aujourd'hui kooku mel noonu bu fi jógee tiis bu rëy la pour Sénégal di ñaanal yàlla xaare ko àjjana. ngook ñu ñaan rek sunu borom ni ko maire bu Ziguinchor waxee xaare ko àjjana te woyofal suuf ci kaw moom moomee di Amath Dansokho ñu jàll ca leneen wax nag ci kàddu yu tukkee ci président Macky Sall mu soxal nag gracier Khalifa Sall am déet ay kàddu yu mu dénk la suñu naataango yu rajo France Internationale di RFI lam ca xamle nag mooy loolee bu koy defit day doon rek saa yu ko soobee dugguleet nag mu ci wax ndax ña ngay fàttaliku tamit ba mu waxee woon ca France 24 waaye tamit bi mu waxee woon fii ci Ndakaaru ci bi ñuy rek door kon waxtaan woowu du yaatu yi ci wàllu politique di dialogue national bi waaye dafa mel ni tey waxam ju mujj ji nag dafa indi mbetteel ci askanu Sénégal Alassane Ba. du guléet moom président Macky Sall muy addu ci mbiru Khalifa Sall def na ko ci jamono ji nga xam ne saa su ne laaj nañ ko ci li ni mel wante nag boo xoolee contexte yi bokkutoon ndax jamono ji mu mel ni lépp lu jëm ci wàllum procédure mbiru Khalifa Sall jeex na te dara mënta tere moom njiitu réew mi mu def action jëmale ko ci moom mile wante nag boo xoolee génnam gu mujj gi mu def ci RFI ñenn ñi sax jàppee ko ab sortie bu maladroite daal dinay jur ay laaj yu bëri boo xoolee sax ginnaaw interview bi nga xam ne amaloon na ko ca France 24 ci jamono yi nga xam ne jaaroon na ca Paris mu tombeek centenaire armistice atum 1994 ak 1998. Je ne peux pas écarter en tant que citoyen. mënuma écarter en tant que citoyen sénégalais en tant que njiitu réew def li nga xam ne mooy lu jëm ci wàllum grâce ndax bu fekkente ni dem naa ba ñu falaat ma mu nekk bëgg-bëgg sénégalais ñu def ko mën nañu engagé ab yoon bu bees mooy fexe ba boolewaat askanu Sénégal yëpp. ndax dama jàpp ni rek itam dina am fi nga toll faaw nga mën a tourner page yi.
Oui, parce que je pense qu'il faut savoir tourner des pages aussi. ci micro RFI mu Macky Sall muy xamle ne saa yu ko soobee mu am envie def ko dina ko def. Je ne peux pas discuter de ce que dit la presse par rapport à la grâce. Le jour où j'en aurai la volonté ou le désir, je le ferai comme j'ai eu à le faire. lu jëm ci wàllum dalal langum politique gi ñu bëri jàpp ne bàyyi Khalifa Sall nekk na ab tontu ci li ni mel te itam sax boo xoolee ba ñuy amal acte de dialogue national lancement bi ca palais de la République moom Soham El Wardini nga xam ne moo wuutu sax Khalifa Sall ca bopp mairie bu Ndakaaru sàkk woon na ci njiit réew mi mu gracier Khalifa Sall wante tontom mu tënkoon ko rek ci lu ñuy duppee action judiciaire bi ndax jàppoon na ne tant que justice mu ngi déroulé moom en tant que njiital exécutif mënta duggal loxoom ci li ni mel. Madame le maire wax na léegi ba tudd fi Khalifa Ababacar Sall sama doomu baay la ñu koy ñaanal yàlla waaye waxtaan tam bu ñu jaawalee ay mbir président de la République dafa am mission bu mu yor du moom mooy def justice surtout si réew moo xam ne réewu démocratie la ñaareel bi yërmandeem fi mu ko mën a doxalee mooy bu procédure yépp jeexee or tant que justice mu ngi ci procédure man mënuma intervenir. kon mu mel ni dossier bi bouclé nañ ko procédure yi jeex na wante ba léegi grâce bi nga xam ne ñoom soutien xarit yeeg yi ni mel ñi nga xam ne dañuy andi njàppandal ex député maire bu Ndakaaru ñu ngi koy sàkku ba léegi gisaguñ ko te sax boo xoolee ci tabaski bi itam ñu bëri amoon ci yaakaar wante amut kon mu mel ni ñoom faaw ñu xaarandi ndax envie bi mu mel ni kon amagu ko moom jiit réew mi pour def li ni mel. xalifis yi ñoom la ñu jàppee rek kàddu yi tukkee ci président Macky Sall mooy kàddu la yoo xamante ne ni teguwul ci yoon ndax kii di Abdou Diallo nekk coordonnateur bu nag Front Citoyen bi taxaw nag ngir ñu bàyyi Khalifa Sall ak Aminata Diallo mi nga xamante ni moom moo daal di jiite mouvement boobu ñu duppee fal Khalifa ñu ngay wëy di dëgër fa ñu ne mooy nag nañu bàyyi Khalifa Sall. Cheikh Diop moo leen seeti woon. kaddu yi nga xam ne njiitum réew mi daal na ko yëkkati ci RFI ne combay ba loolee jur ay réaction ab entretien boo xamante ni ma ngi ko doon def daal di addu ci grâce ci ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall li mu wax moom moo di dinaa ko def saa yu ma soobee ñenn ci askan wi jàpp ne yooyu kaddu wérul benn yoon. bi muy wax dafa bàyyiwul xel suñu borom subhanahu wa taala bi muy wax di employer le mot naan man dafa fàtte ni même ki ñu sàkk sax du wax man ki ñu sàkk day wax ñun. buy wax daf ñuy interpeller donc kooku xëy na la bàyyiwul xel donc ñuy wax ni ki doon wax démb donc dañu jàpp ni xëy na dégluwul ay conseils am. jàpp naa ni président dafa énervé woon moo tax mu waxee noonu mu neex mu naqari par A ou par B dana génn. njiitum réew mi dong moom moo am sañ-sañu daal di bàyyi Khalifa Ababacar Sall mu noyyi ngelaw lu feex jamono bi nga xam ne lépp lu soxal wàllu procédure bi daal nañ koy tënk. ànd nañu reconnaître ni Khalifa Ababacar Sall dañ ko tooñ mu ngi en otage politique dañ ko war a libérer donc kilifa diine yeeg yëpp ñiy dox ci suuf ak ñi bañ a feeñ ak yëpp reconnaître nañu loolu donc justice aussi ni mu ko jugé ñëpp jàpp nañu ni jaarul yoon parce que yeneen dossier aussi ñu ngi woon ci wet bi politique rek a ko laloon loolu leer na Khalifa otage la nekk. lu ëpp ñaari at mu daal di koy def ci li nga xam ne moom moo di ca Rebeuss ba tax xalifiste yi di sàkku ñu saytuwaat bu baax li nga xam ne moom moo di système judiciaire bu mim réew. nga kaawu Khalifa Sall c'est encore plus grave ndax ñu tooñ la ci mbirum politique ci mbirum loo xam ne ni taxawut ñu dugal la. tey jii nii pour ñu tabaxaat Sénégal waxtaanaat nekkaat ci benn jóge ci problème yi ñu nekk nii. ñi le taxaw tem ngir ñu bàyyi Khalifa Ababacar Sall mu noyyi ngelaw lu feex ca loolee ñu daal di amal ab pétition boo xamante ni jamono yi daal nay toll ci 7000 signatures seeni bëgg-bëgg ba tey di Khalifa Ababacar Sall daal di dellu ci li nga xam ne moom moo di njabootam. Cheikh Diop yeneen i bëgg-bëgg ak ñeneen muy nag ñi nga xamante ni ñoom la ñu jëlee woon ca boori stade Léopold Sédar Senghor gannaaw nag ba ñu leen jëlee ca barab boobu ba tey ñu ngay wéy du yuuxu ñoom ñooñee bokk na ci mécaniciens yi bokk na ci ñi nga xamante ni ñu ngi doon amal seen liggéey ca boor yooyee kañ ca joxoon baaraam nag mooy maire bu Patte d'Oie ndax nee ñu coono bu ñuy dund rek moo leen ko teg tey ba tax nag àppal nañu kilifa yi 3 fan la ñu leen wax ngir ñu taxaw ci seen i jafe-jafe ay satugéey ba fii ci alentour stade Léopold Sédar Senghor daanaka dara amatu fii gannaaw ba ñu amalee ab opération de déguerpissement ci fan yi ñu génn liggéeykat yi fa nekk di xaar am feneen fu ñu mën a daanee seen doole ñoom ñooy jàpp ne rek lu ñàkk kii di mairie Grand Médine bi la. waaw aussi moom mënuñ ko ñàkk ba ñu teg tuuma parce que aussi am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci suuf ay contrat lañ amoon
di liggéey ak ñoom avant tabaski rek jaar na ci place yu bari ñu fay seen i patente ak yooyu kon ñooñu am nañ droit balaa mu leen fay jëlee wala bu déggee ne lii war a fa am mu woo leen waxtaan ak ñoom bañ leen a yàqal loolu mooy dëgg parce que aussi commune bi ñoo ko fal. waaw complice la parce que yëg na ko taxawu fi amul kenn ku mu woo ci membre yi fi ne la kaay ñu waxtaan amul kenn ku mu waxal. ñoom ñee fas yéene rek jukk ngir xeex boobule injustice lépp li muy laaj ñu nar see jukk ba mu mat sëkk. ñetti fan bi mooy ñoom ñoo war a jóg ñëw seet si ñu wax ak ñun teg ñu ci ay conditions maanaam wax ak ñun wax joo xam ne nii wax ju yenu maanaa la boo xam ne xel nangu na ko. moom ñun ci ñoom la dépendre rek buñ ñu woowee négociation ñu waxtaan bu nekkee ne woo nañ ñu pour waxtaan ñu waxtaan bu nekkee ne nag aussi dégluwuñ ñu aussi ñu dem ci beneen plan rek mooy ñaxtu ñu xam ne ñun dañoo am lu ñu métti il faut ñu ñaxtu ko parce que ay Sénégalais ñu am nañ droit ñaxtu lu ñu naqari. ñu nekk ay liggéeykat yi laaj justice ngir mën a am yeneen place su liggéeykaay ñi ñaan rek kii di ministre de l'urbanisme mu jël si ay matuwaay ngir mu mën a artu. Aïssatou Gueye Ba ñii nag laajuñu barab bu ñuy liggéeyee waaye nañu leen defar rek seenu tali guddoo nañ leen ko muy askan wa yeewoo fële ca commune bu Mewane ma nga ca département bu Tivaouane ñu ne nag seen yoon wa bon na te kenn defu ca goudron ba tax na nag ñu ngay woote wallu ñoom it amal ab ndaje mu yaatu rek ca place publique ba nekk ca Mewane Cheikh Anta Diop Sey Latira. daanaka jóge woon nañu ci juróom-ñeent fukki dëkk ak juróom-benn nekk ci commune ab Mewane bokk ci mbootaay gi ñuy wax mouvement booloo suqali gox bi daje woon ci Mewane ci penc mi njiit li gis ne de dafa mel ni Mewane dañ koo won ginnaaw moom sax mi ngi sàkku nag ci tali bi nga xamante ni moo jóge Pire ba Mewane gàllu góose lool kenn mënu faa jaar ñu mën koo defar. waaw xam nga tali Mewane tali boo xam ni depuis temps indépendance ba léegi mu ngi fi defaruñu ko te kenn mënuñoo wax lu tax defaruñu ko. askanamu Mewane gis na nag ay at a ngi nii daanaka kilifa yi nee nañ ku ñëw dig leen waaye ñeent fukki at de doy na sëkk ci diggee ndaxte ñàkk ak defar tali bii de indi na ay gàllankoor yu bëri ci dëkk bi. parce que man dem naa ci ñi nga xam ne ñoo fi jëkkër ni ñoo fi jiitu nekk maire kenn mënoo wax lu tax tali bi defaruñu dem naa ci ñi nga xamante ni ñoo fi représenté état bi kenn mënu laa wax lu tax tali bi defaruñu mbir nag bu waree te kenn mënu laa wax lu tax defaruñ ko loolu li ma mën a wax mooy population bi ci seen bopp ñoo ko mën a fajal seen bopp. ndax nag Mewane tali ran bi loolu weesu nañ ko nekk ci di wax sax yàq sa wax la xale yu ndaw yi sax bu ñu ko xoolee xam ni jaaduwul te li ko waral kenn mënu koo xam parce que fi ñu ko war a laajte yëpp foo ko laajte duñ la wax dara lu leer kon nañ leen booloo fexe nu ñu suqalee gox bi loolu nag ci la mouvement bi taxaw tey ji woo ci ñëpp nag. waa Mewane ne dañoo taxaw temm ngir indi saafara ci seen i jafe-jafe ba tax na am na ak kuréel gu yees gu ñu tabu muy booloo suqali goxu Mewane nee nañ sax lépp lu ci war de daañu ko def ngir gën a suqali seen dëkk. gannaaw Mewane ñu yegg rek ba diwaanu Kaolack ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo amoon ay jafe-jafe rek ndax mbënd meeg taw bu mujj bi ba ñu mujjoon leen nag toxal ci ay daara maire bu Kaolack nag seeti woon na leen di Mariama Sarr yóbbul leen rek ndimbal gannaaw bi tamit jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàlluk assainissement moom it yeggoon na ca gox yi nga xamante ne nag ndoxum taw mi nangu woon na leen foofee dañu fay fekk ji Ibrahima Diame ak Fally Gueye. jërëjëf délégué de quartier. dund sinistre yi nag ci biir l'école yi daanaka mosul neex école Sengane Badiane dalalatina ñu nga xamante ne ndox mi moo leen dàq seen kër ya file déjà lu mot fukk ak ñetti njaboot dugal nañ leen ci biir classe yi di xaarandi nag ñu vidé ndox yi ci seen kër ya meeru Kaolack di Mariama Sarr nag comme ni mu koy defee at bu jot ñëwaat na seet si leen andil leen dimbal. démb yónnee naa fi ay ndaw ba ñu xool situation bi xam ni ñu toll. moo tax ñu indi lii tey ñu indi mu nekk fukki matelas ak juróom-ñett yu ndaw ak ñeenti matelas yu mag mu nekk fukki saaku ceeb 50 kilos ak ñett mu nekk ñaari carton Madar ak juróom fukki kit yoo xam ne ay omo la ak i eau de javel ak grésil ay indi ay ventilateur pour famille bu nekk. lii nag du loo xam ne mooy faj inondation indi wuñ ko it pour faj inondation dañ ko andi pour jàppale leen ci condition yi nga xam ne tey moom ngeen nekkee fii ci école
Sengane Badiane. ci suba si nag kii di jëwriñ gi ñu denk wàllu ndox mi ak cëllal gi di Serigne Mbaye Thiam moom mu ngi woon ci bërëb yi nga xamante ne moom la ndox mi nangu comme xaaxoon fii nag fekk na fi ay bassin yoo xamante ne liggéey bi pareegul waaye kenn mënatu leen gis ndax ndox mu bëri. léegi liggéey bi nga xam ne moom lañ di def xaaxoon mooy projet boobu nekk fukki milliards ak ñaar ak lu topp mi ngi commencé mars 2019 ñi ngi yaakaar ne mi ngi pare juin 2020 la war a pare parce que du liggéey bu tuuti. kon nag sinistre yile faw ñu xaarandiwaat ngir mën a génne ci jafe-jafe yile bu ñu sukkandikoo ci waa service météo mi doon natt taw yu wadd nag waral situation bile mët na 180 millimètres mu doon nag ndox moo xamante ne nee nañ gëj nañ ko am depuis 1972. ñu wax rek ci kaaraange gi ci tali bi lu toll nag ci téeméeri gone fii ci Sénégal nag tàggat nañu leen rawatina ci Ndakaaru ci lépp loo xamante ne soxal na kaaraange bi ci tali bi nu ñuy fexee nag ba jéggi ca te duñu am benn jafe-jafe waaye tamit gën a xamee ci mbirum code de la route mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo taxaw rek ngir lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu tali bi ñu daat koy yoonal bu baax a baax moom moo amal nag boobeep njàngat jagleel ko rek kon gone yi ci ay bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel li ñu duppee apprentissage ñu teewlu Amadou Lamine Ba ci micro Abi Faye ak Youssou Baro. sécurité routière tous responsables lu tax ñu ne tous responsables parce que kaaraange tali bi du kaaraange xale yi kese du kaaraange mag ñi kese tamit mais kaaraange ñëpp la du kii dawal oto bi du ki nga xam ne moom mooy dox. suñu juróomeelu édition tey la ñu ngi ko duppee semaine de l'apprentissage sur la prévention routière bon ñu ngi ciy sensibiliser jeunes yi mag ñi ñëpp mais dañoo focaliser wu le plus ci jeunes yi. parce que actuellement boo seetee ils sont plus sensibles ñoom dañuy am difficulté déjà pour traverser tali bi te am na loo xam ne boo leen ko jàngalul ca ba ñuy ndaw duñ ko màggaale kon bis bu ñu tollee fii nii jóg di def lii c'est juste pour nga xam ni ñi nga xam ne ñi ngi ñooy xale yi war a mën a traverser tali bi ñi nga xam ni fii la ñuy jàngee école bi war a jéggi tali bi pour jàngi jee beneen côté bi au moins dinañ am lu ñu def ci ñoom ba nga xam ni kenn ku ci nekk bu ciy jéggi di nga xam ni fii mooy passage piéton bi nga jéggee foofu danaa xool gauche xool droite ainsi de suite si cas yooyu lañ leen formé. tàggat ndaw ñi ci kaaraange tali bi waaye tàggat leen tamit ci alam gi ñu fexe rek ba dugal seen loxo ci lépp loo xamante ni dafay nag aar alam gi rawatina ak nag àll bi ak li ñu nemmeeku garab yi ñuy dagg ak naka noonu Ali Aïdar nag moom mi nga xamante ni moom mooy directeur général bu agence nationale pour la reforestation bu Sénégal mooy sàkku li ni mel ci ndaw ñi ma nga woon ca diwaanu Ziguinchor jot a seq waxtaan ak ay kilifa diine ak i kilifa aada moom moomay Ali Aïdar ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi. tiitoon nañu trop ndax taw bi dafa tardé na lu yàgg ba suuf si sonoon na trop te am na yenn xeetu garab yi nga xam ne ñoom dañu commencé woon seen floraison fleur yooyu sax dafa mujjee wow ndax naaj bu tàng ak taw bu amul taw bi ñëw na léegi alhamdulilah garab mooy indi taw garab bu bëri mooy indi taw bu bëri il faut ñuy jëmbat il faut ñuy respecter àll bi ñii nga xam ne ñoom ñooy yàq àll bi ñoom duñu déglu kenn ñoom ay sàcc lañu rek parce que garab bi ñuy jël amuñu ci benn droit dañ koy sàcc état moo war a am doole moo war a takku état moo war a taxaw tem pour que loolu jóge fi dem nañu gis roi Oussouye dem nañu gis ay marabu yi nekk ci département de Bignona parce que département bu mag la wax nañu ak ñoom importance su garab pour que ñoom tamit bu ñuy waxtaan ak seen nit la jeunesse ñu mën leen impliqué ci programme de reforestation yi am ba pare boole leen ci di aar àll bi pour ñoom ñëpp ñu ànd daal fexe ba Sénégal naat ndax bu Sénégal naatee suñu koom-koom mooy naat Sénégal mooy jëm kanam. ñu wax rek ci tournoi international football nag bi ñu amuloon fii diggante Sénégal la ak Mauritanie ñaari équipe nag ASC yu ñaari kon réew yi ñoo doon daje rek fële ca diwaanu ndax fa ñu naan nag demet nekk ca île Amorphile ngir jongante loolu dafay tax rek kon diggante réew yi gën a rattax ren ji nag ñu dugal ci wàllug caada bokk na ci rawante gaal boobu nag ñu gis ni ren ji soxna yi am nañu ca tànk bu baax a baax dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. mu doon bés yoo xamante ni askan wi nekk ci Mauritanie ak bi nekk ci Fouta fii la ñu daje di amal ay xumbute jëm ci wàllu cosaan ak aada wàllu tàggat yaram itam
fii nag xale yi wane nañ seen mënin bu baax ci wàllu tàggat yaram ci tournoi international bi nga xamante ni ki doon parrain bi mooy Abdoulaye Elimane Dia wane na fi mbégteem ci ñaari réew yi nañu àndee di Sénégal ak Mauritanie mu jàpp ni football dafa war a boole ndaw ñi nekk ci diggante ñaari réew yi. c'est 8 ans déjà ñu ngi def effectivement édition bi gis ngeen équipe Mauritanie ak équipe Sénégal ñoo nekk fii effectivement di def finale bi donc sport bi finale bi dina gën a nekk benn prétexte pour raffermir fraternité yi parce que il faut que effectivement ñu créer relation yooyu il faut que ñu am communauté de vie ñu am effectivement espace de dialogue d'échange pour effectivement ñu mën a développer réew mi suñu réew yi contrées yi ñu profiter opportunité yu mën a am entre échange Sénégal ak Mauritanie. ñu wane fii tam lu jëm ci wàllu cosaan ak aada ci biir dex gi jigéen ñi di joow ay gaal ak góor ñi bokk ci li nga xamante ni nag war na gën a mën a soqali île à Morphil. def nañu benn ay régate yu neex ñu rafet loolu suñu culture la suñu aada la loolu nga xam ne il faut que exemple bu rëy la pour jeunesse bi ñu xam ne loolu dafa am importance ci développement réew dañ ko war a jàpp dañ ko war a sokal bu baax ñu xam ne à chaque fois ñu koy def loolu mooy dundal culture mooy jàppale développement réew mi. ci tournoi international bi nag doomu Sénégal yi di waa Demet ñoo ma ji jël ndam li ci tiro bi fii nag askan wi amoon nañu mbégte delloo itam njukkal état bu Sénégal ci liggéey yi nga xamante ni daan na koy def ci île à Morphil. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Diop ak Habib Seck mbokk yi fii la ñuy tàggatu yéen ci xibaaru marax yi nit sant nañ leen gërëm leen yéen ñoo ñee fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ci kanam 20h xibaar yi ci nasaraan ak Cheikh Tidiane Diawo.